asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. dund ak yow. ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ko waa Ndande. donc salaamaaleykum mbokku Ndande maa ngi nuyu ku nekk ci turam ak santam di profité ci occasion bi di leen présenter mes meilleurs vœux di leen ñaanal atu jàmm atu salaam feebar bi nga xam ni yàlla dafa def mu dugg ci réew mi ci àddina bi sax laay wax yàlla jële ko fi ba ñun ñëpp ñu dem suñu activité te yàlla bu ñu xam ku mu dal man nag généralement fu may intervenir rek day doon moment boo xam ni noppi waratul parce que buy taw kenn fobeere fan yépp maa ngi dégg coow li bari na lool ci école yi la njëkke tey ñu dali ca stade ba démb ci station bi la woon bërki démb ci gendarmerie bi te ma jàpp ni aw askan sax dafa am lu ñu leen di yore waxuma laat koo xam ni dafa yor ay institution parce que ñun li ñu yor askan bi moo ñu ko dénk am ay textes yoo xam ni ñoom ñoo ko encadré kon suñuy wareef xam nañ ko te ku ñu xam fa ñuy waxe xam suñu cursus xam ni ci concertation lañ ñu mas a xam man nag nekkuma fi di tontu walla ma nekk fii di justifié wu déedéet dama ñëw tout juste pour indi leen ay leeral parce que jàpp naa ni ñi ma xamul bariwuñu ci sama expérience de jeunesse institution de jeunesse yépp yu nekk ci Ndande jiite naa ko te dama ko jiite ba bàyyi sama bopp bi may ñëw am na lu ma fi fekkoon licence yi ngeen di football tey man maa ko fi dugal kon amuma pour wàññi ay activités de jeunesse waxuma laa ay infrastructure de jeunesse man su ma yokkul du ma wàññi ñi gàtt xel nag walla ñi xamul ñoom pour ñoom wàññi mooy dagg ay mesures mais mën nañu wàññi ay mesures muy yokkute li nga xam ni moom la ñuy def fële tey ca ancienne hippodrome ba ñii ni stade municipal ñii ni kii mais stade municipal boo xam ni man ñaari camp laa fa fekk ak benn tribune omnisport boo xam ni ñaari camp laa fa fekk ak benn tribune ma woo xale yi ba ñu ñëw ma ni leen lii ngeen bëgg ñun commune bu ndaw lañu yor mënuñu ko parce que doole ji matewu ko yéene bi mate na ko mais doole bi matewu ko li ñu mat mooy encadrer xale yi seen wàllu activité mais li ci des mën naa ni bu doon kii ñu ni dañu toog ci on est sur sur une mine d'or ndax li yàlla dafa def 11 hectares ñu érigé ko ci biir dëkk bi foo xam ne tey bu dëkk bi doon màgg ñey ne ca ginnaaw il faut ñu wëri def détour boo xam ne kenn du xam fu mu toll te ñun dañu am yenn vision yi muy benn handicap boo xam ni stade bi doon na ko fi indi hippodrome bi doon na ko fi indi wala stade omnisport bi ñu wax ñoom beneen bi ci des mooy dañu fi gérer programme mbalit boo xam ne ça fait plus de 600 millions on peine à gérer les déchets loolee tey jii stade bi daf ci doon entravé lu bari parce que 11 hectares boo nawet jotee digg terrain ba kese moo ciy leer ñoo xamante ni fi nekk parce que man je suis très bien ce qui se passe dans ma commune ku
am sa mbaam bu dee sànni fa ku am sa xar bu dee sànni fa ñu sàcc bunt ya miir bay daanu ci côté bi féetee ak booru Dakar ñu ma koy signalé xale yi mënuñu ko defar muy une infrastructure communautaire ñun ñëpp ñu bokk ma ne xale yi ñu ne mun leen lii pour ñu mën ko gérer il faut ñu defar wat parce que doléance yi bari na tey bu ngeen dee football bu ngeen dee recevoir ci àll bi géewul ngeen di recevoir wala Kébémer ce qui est anormal ci dëkk bu day nii qui n'est pas digne du tout ci dëkk bu day ni Ndande ma ni leen mais terrain bi mën nañu ko wàññi parce que ñett yi ma ñaar yi ma fi teg des na beneen boo xam ne sax wax ma leen ko muy insécurité bi tey sàcc boo dàq fa lay duggi kenn du ko ñemee topp yenn bandi yi seen bi fii ñu bëgg a def foofu la ñu koy defee mu constituer insécurité bu garaaw ci dëkk bi mais loolu ñuy tëdd seen kër di nelaw ña nga xam ne Ndande ñoru leen ña nga xam ne xalaatu luñu Ndande mënuñu xalaat mënuñu gis loolu seen gis gi dafa gàtt ñun nag yàlla dafa def ñu dénk ñu ay responsabilité moomu ñu jënduñu nit ñi mais lépp loo xam ne xalaat nañu ni njëriñu nit ñi dinañ ko def loolu moo ñu animé mais du leneen bi ma ci waxtaanee ak gone yi 99% je parle des institutions des structures man waxuma n'importe qui muy la zone ak le conseil communal ak foyer même mu ñetti structures yi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk xale yi ñoom ñëpp ñu rafetlu ko mais comme yàlla mayu ma woon doole te Dieu est juste Dieu est juste yàlla def KMS 3 bi jaar fi bi mu fi jaaree ma ni yàlla ñëw na mënoon naa ci profité bu fekkoon dama bëgg lu ma dagg kese mënoon naa ci profité tuxal stade bi j'avais am naa compétence yi mën naa ko bu dee lu ma dagg dong la jox sumay nit ba ma fi toogee ba tey kenn gisul ma dagg ci toolu kenn pourtant am naa ay possibilité ñii lotissé ci dëkk yi mu gënuñu ma mën a lotissé yoon ma may na ma ko kon lu tax ma taamu ci foofu c'est parce que dañu nekk situation bu difficile mu situation boo xam ni nee naa la képp koo xam ni nekkul wala pour Ndande yenn du sa préoccupation mënuloo ko xam parce que nous on gère jusqu'au plus reculé li gën a sori li gën a ruqe ci Ndande dañ koy gérer parce que ñun la ñuy laaj demain on doit rendre compte bi ma ci waxtaanee ak xale yi ñu ànd ci ñu redimensionner terrain bi ma ne leen mën nañ ci am lu ñu am nii parce que ay deniers publics lañ jëloon def foofu mënoon naa ko fermer ci lu dul dara miiru kese du dara mënoon naa ko def pare ci jël xaalis bi dugal ko feneen parce que soxla yi du jeex mais defuma ko dama leen nii comme li nga xam ni moo fi doon problème mu Ndande bi ñëpp xam nañ ko te ñëpp doon ko déplorer xam nañ ko muy gendarmerie bi je salue au passage Modou yi ak ñëpp koo xam ni doon nga ko revendiquer ñu fekk ma sama bureau ni ma il faut ñu taxaw ci dañuy def quête wala dañuy waxtaan pour dajee benn somme boo xam ne nañu mën a defar yu gendarmerie siège gendarmerie bi loolu ñëwee man kuy ñaan yi mais boobu da nga amul comme lii soxla la ci dëkk bi te yàlla ñëw na mais du man bu may wax man dañuy wax conseil municipal bi ñu ne nañu jël éclairage public bi kaw tali bi ak yenn ruq yi ñu def ci 15 millions jël 15 millions def ko ci gendarmerie bi pour ñu mën fa am au moins benn logement réaménager bureau yi comme ça le problème est réglé ndax loolu bu ñu ko amee dinañu affecté ay éléments si suñu fonds propre dolliwaat nañ ci 3 millions ñu jël 33 millions yi nit 33 millions yi liñ ci mën a def te nga xam ni tey bu ñu jëloon xaalis bi yëpp duñ ko mën a def
nañu def li nga xam ni loolu rek lañ ci mën a def ñu jël ko ni nañ ci refermer waat 5 hectares yi ñu jox xale yi defar ci ay toilettes defar ci ay vestiaires def ci ñaari guichet wutal ko ñetti entrée ak benn poste de secours benn kii de secours. ndox courant nii kii yi nga xam ni chute yi nga xam ni moo fa des nga xam ni boo ko calculer lépp matul 100 kii te mënul jël benn infrastructure parce que ñoom li ñuy xobee man tey bu ñu ma mayoon centre de santé xalaatuma ko def foofu yoonu Palmarin laa koy def wala ma def ko yoonu Ñooxul wala ma def ko yoonu Abdoulaye wala ma def ko yoonu Kébémer wala yoonu Njaxeer parce que bu ngeen fàttaliku lycée bi ñu ko fiy def ñu bëri dañuy wax naan Palmarin lañu ko def du kii mais tey kër yëpp wër nañ ko donc nit dafay am vision nit dafay am gis-gis dafay rëy bët la fa des matul dara ma ni leen bu ñu ko jëlee defar ko mais mën na financer ab tribune ñu am stade boo xam ni stade bu fonctionnel la stade boo xam ni lii stade war a am yépp dina ko am même bu fekkee ni sax da ca la gënee dinañ ko mën a am mais loolu xel moo koy def. kon lu jógee foofu day delluwaat si biir mais tout à fait ki jël 18 millions presque def ko grille de protection mais du jël leneen di ko def feneen bu doon loolu la man leen def naa ko 18 millions presque seen grille de protection boobu naa ko dagg ci xaalis bi yóbbu ko feneen parce que xaalis contribuable laa fi dugal et non je ne l'ai pas fait donc c'est un montage clair pour la jeunesse du loo xam ne ñun dañuy tâtonner wala dañuy wax fii ñoom ñiy wax nañu wax bu ñu ko fa bàyyi li ñu ci fay def ñiy wax ñëpp ce qu'ils disent dañ ko fa bàyyi bu ñu ko laal xale yi ñoo ko moom te xale yi ko moom wax moom ma defal leen ci loolu ma wàññi leen terrain bi xale yi li ñu may laaj mooy terrain boo xam ne c'est fonctionnel am terrain boo xam ni ma nga ab course la mënuloo ko gérer amul benn infrastructure mais loolu am terrain boo xam ni bu normal la bu réglementaire bu am infrastructure moo gën voilà ce que je suis en train de faire avec la jeunesse amul leneen amu fii amul sama benn intérêt boo xam ni tey nekk na ci lii budul développer ma politique de jeunesse c'est tout juste ça bi may ñëw fii pratiquement toog jeunes yi toog nañu presque 5 à 6 ans yoo xam ni footballuñu ko fii amul bi ma toog léegi amul at moo xam ne footballuñu ko budul Covid bi daaw te du n'importe quelle coupe amul équipe boo xam ne jotu subvention amul équipe boo xam ni affilié wu ma ko wala ma réaffilié ko qu'est-ce qu'il veut donc daf ci am loo xam ni man dama jàpp ni ndànd ñun ñëpp ñoo ko bokk bu baaxee ñun ñëpp la baaxal bu bonee ñun ñëpp la bonal te booy jël ay position day doon position yoo xam ni yu objective la mais du fi amee te ak yow tur ba ngay waxee sax amoo benn tur booy waxee du conseil de la jeunesse du zone du foyer du dara lu sa ci bopp ànd ak ñoo xam ni politique moo leen animé ça je le dis muy politiciens yoo xam ni nag tey bu fekkoon ni politique day am pièce de rechange seen pièce de rechange kenn defar ko feeraay lañ jëm ñii wut buzz man maa leen di may buzz bu dee man kese la nañu toog man nag je suis un légaliste su ma yoon dabee ma xam ni yoon ñëpp la fi nekkal man du ma tegg yoon du ma wàcc yoon mais jàpp naa ne ba fii li ma nekk ci kaw yoon laa nekk te li may def ci sama ci samay compétence la bokk. kon loolu mooy wane ni monsieur le maire mën nañoo dem ak yow fu leen neex. déggoo li ma la wax. nee naa la man. je suis un légaliste mais ñu xam ni man kenn du ma xoxtal te du ma mettre mukk à genoux les institutions jamais du ma nërmeel mukk institutions yi mais du Samba Boy bu jóg ma wax ak moom déedéet j'ai pas affaire avec des Samba Boy ay institutions laa yor ay institutions laay waxal
institution yi ma waroon a waxal muy la jeunesse wax naa ak ñoom ku ci ñëw nag laaj ma wax la mais amuñu benn droit de regard wala benn droit boo xam ni wala benn pression boo xam moom lañ may teg. est-ce que nit ñi ñu ngi la siy saisir convoqué woote réunion pour ñëw toog sur table ni nañ waxtaanee ak lii monsieur le maire est-ce que mi ngi am. man yi même bu amoon man ku ma xam-xam ni je suis ouvert ku ma xam-xam ni concertation képp bu dee moom kenn dàquma concerté wu kenn dàquma concerté wu te amuma problème bu fekkee ni décision yi may jël c'est des décisions impopulaires xam nga ma reculer wala ma teg ko ci suuf mais du décision bii du décision bu impopulaire parce que ñi ko moom kenn déggu leen ci kuy xeexal nit ni man jeunesse bi moo la tax a jóg te déggoo benn jeune bu ci wax benn jeune bu ci wax amu ci ñi ciy wax ñii dem nañu retraite ñii léegi ñu dem ak seen 50 ans passé na ñii am nañ juróom fukki at seen i doom ñooy fukk ci terrain bi les structures yi nga xam ne tey ñooy les structures porteuses mooy les structures yi nga xam ne tey ñoom ñoo yore cette responsabilité là ces structures là ñun ñoo ngi nekk en phase ak ñoom ñoo ngi nekk en phase ak ñoom parce que tey bu fekkoon dañu nekkoon ci loo xam ne nekkul la zone y a l'ODCAV y a l'ONCAV ñoom ñëpp c'est des instances yoo xam ne mën nañu saisir ñoom ñooy porter combat bi mais du des gens yoo xam ni kenn xamul fu ñu génne di bëgg buzz di bëgg ay affaires yoo xam ni doo comprendre xam nga man bu dee man kese duñu am buzz du man maa leen di tontu ci kii parce que du ma seen morom ñu xam ko ces gens là du ma seen morom ñu xam ko ça je vous le dis et puis finalement da ngay dem ba yow doo comprendre sax ñooñu lan moo leen animé lan moo leen animé nga dul xam lan moo nekk ci ñoom mënoo ko wax. Quelqu'un qui prétend ni dafa bëgg toog fii ma toog génn di def ay vidéo en tant que responsable di wax non seulement ay contre-vérité loo xam ne dara laale wu ci deuxièmement naan man wotewuma ko woon man position la wax rek la wane position. non c'est pas une position quand on est là benn position la am c'est le conseil municipal qui décide c'est ça une position responsable. mais en tant que conseiller war na fi mu féete. dama ni loolu papier yi wane na ko nous on cache rien du tout ku ci nekk position relaté nañ ko fii jarul génn di wax quand on est en conseil municipal foofu la position yi amee solo saytaane mënul weesu man bokkuma ci. il faut être non il faut être responsable nit dafa war responsable quand tu demandes boo ñëwee réunion conseil municipal ñu jël fi une décision booy ñu jël ko parce que on est en démocratie c'est pas ma position qui est importante c'est pas ma décision qui est importante li ci am solo mooy position bi conseil municipal bi di jël. On est en démocratie. La majorité l'emporte. Sur 37 conseillers, je crois. 37 conseillers présents. ñaar ñoo ci. kii abstenir. loolu c'est une majorité écrasante. PV yi ñu ngi nii délibération yi ñu ngi nii pour revenir sur le marché bi ñuy wax naan marché bi moom ak entrepreneur bi ak yi un marché boo xam ni affiché nañ ko Louga au niveau régional chambre de commerce affiché ko sous-préfecture affiché ko au niveau de la mairie publié ko ñu am quitus ñu immatriculé marché bi l'autorité signé ko le sous-préfet ñu immatriculé ko dossier baa ngi nii ñu ni marché boobu on l'a fait dans les trucs politique c'est bien
mais ñun institution lañu tey maa yilif bépp politicien bu nekk fii bu politique jotee di ma am habitude leen ko wax lu waaye man def mais pour l'intérêt général pour l'intérêt des populations nañ ci bàyyi xel. mais doo nungul tamit seen position jàpp nañ ni que ni lii ngay def tamit peut-être du intérêt askan bi moo tax ñu tax am taxawaay boobu. c'est pas moi ñun ñoo représenté askan bi c'est nous qui représentons askan bi ñoom ñoo représenté wul askan bi mais ñun ñoo représenté askan bi parce que on a une légitimité Adama xëy jógul dem di tracer keneen jógul dem di tracer c'est le conseil municipal qui donne mandat donc bu ñu jaawatle il faut être vraiment am yenn niveau yi pour mën a réfléchir noonu je suis désolé c'est nous qui représentons le peuple on est en phase avec le peuple on est en phase avec la population tey on ne peut pas mënuñu toucher population bi yëpp dañ ni jeunesse ni femme ni leneen quand il s'agit comment dire encore d'une activité boo xam ni femme yi la intéressé si on en le quitus des femmes pare nañ ci góor ñu suñu yoon na ko ci parce que c'est kii boo xam ni femme yi la ciblé les stades là les jeunes la ciblé te am nañu avant lu jeunes yi on est en phase avec les jeunes amul benn infrastructure bu fa nekk te jeunes yi joxewuñu fi ñu ko war a def en l'occurrence la zone ñoo naan fii nañ def fii vestiaire yi nañ def fii lii nañ def fii lii nañ def fii lii. réeróo ak zone si dara. mais mu réeróo mënu ci am bu ñu réeróo ngeen dégg leen ñi fiy wax ñëpp nee naa la am nañ plus de 50 ans te amuñu benn mandat ay jeunes yu fi nekkoon nañu doon fi kii mais loolu daf la may kii daf la may benn légitimité yéen jeunes yi ñoo am légitimité jeunes yi ñoo am légitimité les jeunes ñoo porté lii c'est pas moom c'est les jeunes parce que les représentants des jeunes muy le conseil la zone le conseil de la jeunesse le foyer mais on est en face kon coow li fu mu nekkee mais xam nga lu fi am coow li ci pindu teen bi gaa ñu amul baag la lii moo fi nekk bu ñu bëggee ñi naan dañuy dem fii ak dañuy dem fële mais bu ñu demee ban étiquette lañ fay demee damaa dëkk ci dëkk gis ñu def fa lu jaadul parce que dañoo dagg tere bu ne te gone yi ne fa kaatu ñu ko seen bopp tu penses que ni yow loolu mën nga ci am benn kii lii bu fi yemoon sax laa lay wax nii man du ma déranger franchement du ma déranger tey bu ma ko at bu ko fekkoon ni yoon ni dafa dañ koy arrêté du ma déranger parce que c'est Ndande qui perd c'est pas Adama ni le maire parce que ñun dañu yor un mandat on doit impulser le développement au niveau local mënuñu fa bàyyi yooyu chute nit ñi dafa tuur mbalit di fa xëpp ndox bu nawet jotee mu doon insécurité ba sëkk te kenn ñu fa fekk bu dëkk bi tilimee dañ naan ana mairie bi bu jeunesse bi foowul dañ naan ana mairie bi bu sécurité bi matul bala ñuy xalaat état dañ naan ana mairie bi bu nit ñi di nelaw ñi ngi xalaat problème mu mairie bi nan la ñuy def ba suqali dëkk bi ña nga xam nag dañuy nelaw ba biddanti gis benn affaire mu jóg rek ñu tellu ñu ni damm na nous on n'est pas dans cette situation nekkuñu ci loolu ci li ñu nekk ñun mooy liggéey politique ñu pour le moment moom ko waxee tant que ñu ngi fii nekk nag nit mënuñu xoxatal nit mënuñu intimider nit mënuñu dugal ci lu ñu xamul parce que ay responsable lañ on agit en responsable bu ñu demee ba jeexal ki Ndande soxla la commune parce que ñun dañu amoon confiance ñun rek bu ñu amatul ñun confiance ku ñu am confiance nga ñëw eggale mais nag fii ñu toll moom
mooy dogal. d'accord yéenay dogal kon monsieur le maire mën nañ jàpp ni chantier yi nga xam si moom moo jur coow li actuellement gisuñu lenn loo xam si moom moo lay taxaw waa dëkk la war. mais daf ci amul xam nga un conseil municipal a le droit de désinfecter comme ni mu amee droit affecté noonu la ñu amee droit désinfecté parce que ci suñuy compétence la bokk tey ñun dañu bari concertation dañu bari kii mais bu ñu xoolee ni lii mënut a warut a mën a nekk war nañ ko mën a dindi def fa la nga xam ne moo jaatu gis nañu ni 11 hectares xam nga mënuñu ko ériger xam nga ci benn zone tëj dëkk bi ci course te course amatu fi omnisport xam nga amul benn stade boo xam ne ci Sénégal omnisport bu am doon 11 hectares man boog wala boog xaw ma ko. ci monde bi. fu ñu ko wax am xam nañ ma ko wax xaw ma ko man amitié tollu ni feneen tollu ni wala boobu man xaw ma ko franchement parce que je veux pas dire des choses yoo xam ni bu subaa ngeen ma tel nii na day parce que dañu am dañu mën a dem ci ay détails te loolu tax ñu jóg mënuñu tëj dëkk bi tey boo waroon a lotissé waroon ñëwul woowu boo ko lotissé ba pare fu nit ñi jaar pour ñëw ci marché bi il faut faire pour 11 hectares pour mën a wiiri ñu tëj dëkk bi ràpp man mënoon naa toxal stade bi fi KMS 3 même avant KMS 3 mënoon naa désinfecté affecté waat stade foofu aménagé ko ñu dem foofu bu ñu réeree mbir xale yoo ko moom du wax c'est un bien communautaire municipalité bi moo ko moom excusez-moi mais droit d'usufruit doom lañ ci am jeunesse bi loolu doom la ci am amuñ ci leneen il faut ñu xam seen i il faut ñu xam seen i limite xam seen i droit ñun am nañu droit loolu ñuy brandir naan am dañ ko affecté woon jeunes yi loolu ça importe peu amul benn valeur devant le conseil municipal du titre foncier du bàyyi c'est dans le domaine national maire bi moo leen ko joxoon amaat na ci soxla jël na ko bu fekkoon daf ko jël ba pare joxu leen dara ñu mën a wax mais daf ko te jëlu ko daf koy aménager ñu ngi aménagement bi du fi am au nom de quoi loolu ndànd rek la am ndànd rek la am man bu ma bëggee lotissé suuf su ma mën a lotissé mi ngi fi ba ma depuis 7 ans maa ngi fi kenn gisul ndànd ma def projet de lotissement fu ci lotissement am maa ngi koy ñafe pour def fa courant ndox pour nit ñi mën ko dëkkee lii ci biir dëkk bi la nekk la jeunesse laa nga xam ne tey amuñu woon chance lotissement yooyu ñu fekkee ko tey ñu war a samp kër li ma yor sama bureau bi ëpp na 1000 demandes ñoom ñoo ñi di wax ku ci nekk yaa ngi ci kër boo toogul ci ñetti parcelles yaa ngi ñeenti parcelles wala yaa ngi parcelle mais soyons sérieux. kon da ngaa jàpp di gars yi dañoo am bëgg a xañ la jeunesse. mais dama ni nañu wax nañu motiver li tax ñu ne duñ ko def maire dafa bëgg a jox client politique am daf ko bëgg a jox politicien daf ko bëgg a jox ay nitam daf ko bëgg a jox ay nitam mais man je n'écarte pas une commission boo xam ne bi am na ñu ko wax. mais am na ñu commencé sax ni am na ñoo xam si ñu jot nañ li ñuy jot ba pare commencé nañ leen neexal. déggoo li ma wax. xam nga fii kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi am malheureusement l'institution amul ndey institution bi amul ndey ku dugg ni ñi kat dañuy def baax ñu sànni la xeer te bu ngeen ko seetee ba seet weesu mu juróom benn nit képp def leen calcul yi weesu mu juróom benn nit ñooy inciter nit ñi di jël de fausses informations di ko tegal nit ñi di wax loo xam ne maîtrise wuñ ci dara. kon 6 personnes ñoo bëgg a tenir. mais dégg nga li ma la wax ma ne de c'est 6. jàpp ne ëpp na loolu monsieur le maire. mais dama ni. mën nañu yóbbu ñeneen parce que boo déggee ni ñuy waxee ku ci wax lii tey
bu subaa bu ñu ko expliquer mu dellusiwaat mu revenir parce que du comprendre lañ koy wax am na ñoo xam ni dama wax ak ñoom moo staff rek bu ñu demoon ak ñoom ci débat ñu tëral leen sama staff rek bu ñu demoon ak ñoom ci débat ñu tëral leen nit nag bu lay yóotu jéem mun na jot la moindre occasion dina ci sauter mais ñu xam ni lë la ñu nekk ñun ñëpp ñoo te moomeelu commune bi la aussi ñu xam ni moomeelu commune bi la jeunes yi ñoo koy jëfandikoo. Kébémer tey boo fa demee wala yeneen dëkk yi marché bu nekk am na taxe communale fii musuma fépp prélever 1 franc musta au contraire dama leen defal ay subvention leen jàppale parce que c'est que ni amuñu benn ressource. am nañu xoolaat toogaay yi nañu xoolaat toogaay yi te bàyyi wax ji te liggéey te jàppalante fii ku fi nekk da nga fiy jóge ku man boo toogee boo liggéey def la nga man campagne naa ba jóge fi ba yàlla indi ma fii tey musuma dugg fenn ba liggéey du ndànd di fa parce que nag on est des croyants gëm nañu yàlla ce que fera demain xamuñu ko mais li ñu tolloo dinañ ko def nañu bàyyi ñu liggéey le temps ñu bàyyi ñu liggéey tey jii la preuve station baa ngi nii dara ump leen ci vocal yaa ngi fii lépp a ngi fii Ndande info bi mi ngi fii nañu retracé waat liñ ci daj tey bi mu paree lan la nit ñi wax ña doon wax démb rek ngal ci réseau yi kii ñoo fi jiitu di jënd carburant ka dafay far donc bu nit ñi di liggéey pour njëriñ nit ñi bu fekkee amoo xam-xam boo liggéey wala amoo maqaama moo liggéey nga bàyyi nit ñu liggéey loolu mooy taxawaayu nit loolu mooy taxawaayu un responsable li ñu bëgg nag tant que maa ngi fiy nekk ma wax leen ko léegi tant que maa ngi fiy nekk duñ ko am mooy ñetti nit ak ñeenti nit décidé pour Ndande jeex na fi loolu nañ ko xam tant que maa ngi fiy nekk c'est fini ñetti nit ak ñeenti nit décidé pour destiné Ndande ak lu ñu bokkul baaxul ak lu ñu dirigéwul baaxul c'est fini man te politicien yi laa nekkuma ci ay bu ma waxee lii peut-être duñ ma jox duñ ma may seeni carte ak yooyu li ma war dinaa ko def dañ ma dénk parce que dañu am ci man yaakaar te yaakaar jooju bëgg mu tas te ñooñu ku leen topp yaakaar du daan tas parce que doo liggéey ba ñu tàmbalee ba tey biir Ndande gii luñ fi yëkkati ñu saboté ko ndax ay problème politique jëm ko gàllankoor mais nag Ndande moom ñaar ñoo ko mën a yor ku am fit am doole seen yóbbu lobby yooyu ñuy def di def xam nga bu ñu ñëwee bëccëg loolu liggéey bëccëg bu guddee ñu ñetti nit ak ñeenti nit tëju xam nga yàq ko ça passera plus tant que man fi nekk. D'accord. loolu il faut ñu xam ko. D'accord merci beaucoup monsieur le maire ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw du ma def lu dul gërëmaat waa Ndande yëpp. toll nii yëkkati fi ay wax sax dafa tegginewul dafa jaadu waxuma la ak nag di dajale ay nit sagam ki nga xam ne moom moo ñu yilif muy président de la république VC lay def vidéoconférence day def ay réunion astamaan ñun ñi nga xam ni vraiment dañ fi nekk doon institution kon lii da doon loo xam ne mënut a ñàkk mais ñu xam ni maa ngi sant Ndande yëpp maa ngi leen di gërëm ci confiance bi ñu am ci man maa ngi leen di xamal ni amul lenn loo xam ne dinaa ko yëkkati te du ci intérêt Ndande même bu ko nit ñi gisee neneen
nit nag nit la lu ci nit yëkkati wala mu def ma ko ñun institution lañu baal nañ ko ci xol bu sedd guy mais nag ñu xam ni ndànd benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar te nit bu fekkee ni tëjalu la ay buntam mën nga ko jox téléphone mën nga wax ak moom laajoo ko rendez-vous mënut la ko jox mais le minimum mooy nga dem ci moom laaj ko bala ngaa jël benn décision mais tëb di avancer ay mooy ay yëf yoo xam ne dara xamoo ko ci dama jàpp ni du def lu dul féewale nit ñi te loolu baaxul ci gox kon nañu xoolaat toogaay yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba beneen yoon jërëjëf. merci beaucoup.